assalaamu aleykum. tabarakallahu ñi ngi dellu di nuyu mbokk yu tedd yépp di leen ziyaara te di ñaan ngeen nangul nu sunu ziyaare ci yéen. ñuy dellu di sant yàlla moom mi nu may nu fekke may nu tal, waaye dellu di yeesal sunu ziyaara ci sang bu tedd bi di Seydi Ahmed te di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. dellu di yeesal sunu nekk taalibe, sunu teggin ak sunu tarbiya ci keppaaru sang bu tedd bi di Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Cherif. di ko ñaan mu nangul nu sunu nekk taalibe, nangul nu sunu teggin, nangul nu sunu tarbiya ci barkeem. fa tabarakallahu ñu dellu si waat ci martaba yi nga xam ni ci biir tariqa Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Cherif léeg-léeg yàlla ràng ka ay nitam. yàlla dogal tey ñu agsi ci martaba ba ñoo tuddee al martabatul fardiya. mu mel ni al martabatul fardiya ci biir tariqa Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Cherif dafa am nu ñu ko organiser ci manuel ba ca xayb. muy ci yan condition la kay yàlla di ràng wëliyu bi, waaye bu ñu jógee ci yan condition aussi ñu joxe melokaanu ki ka yàlla ràng nan lañ koy xàmmee. bi ci jiitu mooy boo consulter manuel bi ci xayb nga xam ni lépp luy dox ca xadaratul ilahiya ci ay organisation fa lañu ko bind. li ñu lay indil ci côté al martabatul fardiya mooy dañ lay wax ni mën nga nekk xutbul axtaab te doo àgg ci martaba boobu. mën nga nekk xutbu zaman te doo àgg ci martaba boobu. mën nga nekk xawsu te doo àgg ci martaba boobu. mën nga nekk labdaal te doo àgg ci martaba boobu. waaye mën nga bokk ci mafatihul kunuus yi te doo àgg ci martaba boobu. kon la nga cay njëkk dégg mooy martaba ba ñoo tuddee al martabatul fardiya benn cër la bu yàlla di xool ku ko neex ci ay nitam mu jël martaba boobu ràng ko. waaye boo gëstoo tuuti ci biir manuel bi di nga gis ni li ci ëpp ci ñi ko yàlla di ràng te barewuñu, ñu néew lañ. yàlla dina xool ci sa côté ruuxaaniyu yow waliyu bi ndax am na benn espace boo xam ni ci espace mystique yi la te nekk ci xayb, walla ci espace spirituel yi la te nekk ci xayb boo xam ni sa rox àggu fa. bokk na kon ci condition yiy tax ñu mën la ràng martaba boobu. mooy ci dégg-dégg kon martaba boobu ñuy tuddee al martabatul fardiya duñu ko ràng kenn koo xam ni fekk na am na espace mystique wala espace spirituel ci xayb bu ruuxam àggul. ku ruuxam ëmb ñaari espace yooyu yépp
pour ñu ràng la ko bokk na ca condition ya. kooku boo ko indee fii ci monde shahada na nga koy décrypter mooy da ngay dégg ni almartabatul fardiya kenn du ko ràng waliyu boo xam ni am na lu mu dese, waliyu bu mot sëkk lañu koy ràng. parce que waliyu bu mot sëkk mooy ki nga xam ni roxam ëmb na espace intermédiaire yi nekk ci domaine mystique ak domaine spirituel. kon ci xayb ak shahada dootul am voile bu dox digganteem ak ñaari espace yooyu. kooku benn la ci condition yi. waaye beneen bi it mooy bu ñu jàngatee ñi ko borom bi di ràng yépp dañuy gis ni kenn ku ci nekk ci ñoom mi ngi dund ci ilmu laduni. kon kenn du ko ràng nitu yàlla boo xam ni xam-xam bi mu am mi ngi limité wu rek ci ay texte. ñi ñu koy ràng dañuy gis ni kenn ku nekk ci ñoom mi ngi dund ci ilmu laduni. mooy il est en contact avec l'univers, mi ngi wax xam-xam yoo xam ni ñi ngi génne ci source bi nga xam ni source directe la buy jóge ci lumière yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaar ci espace intermédiaire bu Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif daal di atterrir ci roxu waliyu bi. kon kooku ñi ñu koy ràng waliyu lañu yu mot ci wàllu xam-xam ci domaine yépp. waaye ñu gisit ni ñi ko yàlla jot a ràng yépp muy almartabatul fardiya nekk nañu ñoo xam ni seen cër ci wàllu yàlla mën nañu ko misaal ci tàmbali waaye mënuñu misaal fa mu yem. kon lépp luy station ci côté nitu yàlla, lépp luy degré d'élévation spirituelle fekk na ñoom àgg nañ fa ba pare mot place boobu. kon ñi ñu koy ràng fekk na kon seen martaba kenn mënatul toog ci benn zaman di natt dëgg-dëgg fu martaba ba toll, ndax mën nañu wax ni am na tàmbali waaye nag amul yamukaay. waaye beneen buñ ci seetlu it ci condition yi mooy ki yàlla di ràng martaba ba ñoo wax al martabatul fardiya dañuy gis ni li ci ëpp du dellu ci statut kooku. maanaam nit mën na nekk xutbu zaman yore discours zaman bi dund ba jóge fi yàlla mësu ko ràng te teewu ka nekk xutbu zaman. waaye nit it mën na nekk xutbu zaman yàlla ràng ko martaba boobu. waaye nit mën na nekk xutbul axtaab yàlla ràng ko martaba boobu. mais martaba boobu dañu gis ni bokk na ci condition yi laata yàlla di ko ràng kenn fekk na nag nga dugg ci domaine xutbaani yu. moo tax kenn du ko ràng ku accédé wul ci domaine xutbaani yu. waaye aussi du forcément ni boo duggee ci domaine xutbaani yu rek dañ lay ràng martaba boobu. mais kenn mënul am al martabatul fardiya ci tariqa Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani te fekk àgguloo ci domaine xutbaani yu. moo tax ku ñu ko mës a ràng rek soit xutbu zamaan nga woon wala soit xutbul axtaab nga woon, mais kenn mësul ràng martaba boobu ku àggul ci domaine xutbaani yu. kon kooku bokk na ci condition yi. waaye aussi nag nekk àgg ci domaine xutbaani yu it taxul nu ràng la martaba boobu. kon martaba boobu à part la. yàllaay xool ku ko neex mu jël ko def ko ci moom. waaye jotewul dara moom martaba boobu di al martabatul fardiya ak rek condition yi nga xam ni moom la ñu tëral ci xadaratul ilahi. kon du forcément ni rek booy siège ci xadaratul ilahi da nga war a am martaba boobu. waaye du forcément aussi ni soo nekkee ku àgg ci domaine xutbaani yi rek da nga war a am martabatul fardiya. waaye nag gis nañ ni yàlla mësu ko ràng ku àggul ci martaba xutbaani yu. kon da ngay gis ni boobu aussi ci condition yi la bokk. léegi nag comme martaba boobu bokkul ak dara hiérarchie xadaratul ilahiya niñ koy doxale
lu dul ni cër la bu yàlla di xool ku ko neex mu dollil la ko ci sa xutbaaniyu. su boobaa dafay am melokaanu shahada ak melokaanu xayb ki yàlla dénk al martabatul fardiya. melokaanam bi jiitu ci xayb mooy bés bu teewee ca xadaratul ilahiya discours bi moom moo koy doxal ci zamanam. loolu ci condition yi la bokk. bés bu teewee ca xadaratul ilahi discours bi moom moo koy consulter moo koy jàllale ci wali yi ci zamanam. loolu benn la ci. beneen bi it ci almartabatul fardiya mooy ki ñu koy dénk melokaanam ci xayb mooy amul benn roxu wali yu ci zamanam boo xam ni roxu wali yu boobu dana ko tiim moom. kon moom ci martabaam boobu moom mooy tiim mbooloom ruuxu wali yu zamanam yii mu tiim leen ci wilaaya yii mu tiim leen ci martabaam. moo tax ku yàlla dénk loolu sa zaman amul benn waliyu boo xam ni mën nañu wax ni sa zaman la ne te moo lay ëpp wilaaya. waaye amul benn waliyu boo xam ni sa zaman lay nekk te moo lay ëpp martaba. kon kooku aussi ci melokaan yi ñu koy xàmmee ci xayb la. bokk na ci it melokaan yi ñu koy xàmmee ci xayb mooy ku yàlla dénk al martabatul fardiya lépp lu waay di tudd ci zikr lépp lu waay di ñaan muy ligne bu jëm ci yàlla balaa ligne boobu di àgg ci borom bi dana def résonance spirituelle ci sa rox ba noppi ñi nga àndal di sa entourage mystique ñooy xool ndax ci sa ndigal dañu koy jàlle wala dañu koy bloqué. kooku mooy ki détenir al martabatul fardiya lépp lu waay di wax borom bi muy jóge ci zikr muy jóge ci lumière bu jëm ci moom muy jóge ci baat boo yónnee borom bi balaa baat boobu di dugg ci espace intermédiaire yi bay àgg ci borom bi dina résonner ci roxam résonance spirituelle encadrement mystique bi ànd ak moom ci mission bi ñu déglu ko soit mu bàyyi ñu jàlle loolu wala ñu bloqué ko. kooku ku détenir al martabatul fardiya amul lu nit di zikr wala lu nit di ñaan wala lu nit di yónnee borom bi ci lumière te fekk jaarul ci roxam ba noppi. kon kooku yenn ci melokaan yu ñu koy xàmmee ci domaine u xayb la. léegi bu ñu ñëwee ci melokaanu shahada bi mooy ki yàlla dénk al martabatul fardiya liy jiitu ci liñ koy xàmmee mooy day nekk nit ku sell. bu ñu nee nit ku sell mooy nit koo xam ni dundam yépp ci lumière lañ koy xam. nit ku ñuy xam ci kurus nit ki ñuy xam ci julli nit ki ñuy xam ci bëgg lu sell nit ki ñuy xam ci bëgg lu baax nit ki ñuy xam ci wax lu baax nit ki nga xam ni ku ko gis ku nekk xam ni kii nit ku baax la. kon moom dundam yépp ci sell te lañ koy xàmmee. benn la ci melokaan yi nga xam ni mooy melokaanu shahada yi. waaye beneen melokaan bi it mooy day nekk nit koo xam ni ci shahada képp koo xam ni dend nga ak moom rek wala képp koo xam ni jokkoo nga ak moom di nga yëg ni kii nit ku baax la. doo yëg mukk ci moom jukko ju lay déranger. loolu ci ku ñu dénk al martabatul fardiya la ci melokaanu shahada bi. waaye beneen melokaan buñ koy xàmmee it mooy dafay nekk ku nit ñi sopp te ñi koy sopp sax léeg-léeg même ñoom duñu xam lu tax. nekk na nit koo xam ni yàlla dogal na ni boo ko mësul gis boo ko gisee rek xool kanamam sopp ko. kooku melokaan la ci almartabatul fardiya mooy nit koo xam ni boo bokkul ak woon moom tariqa boo bokkul ak woon moom sax diine boo gisee jëmmam rek gis kanamam daal di koy sopp. ndax dafa mel na yàlla day dogal ci ñoom ñu nekk nit ñoo xam ni boo leen di xool dafa am looy ressentir ci sa biir rox. dafa mel na dafa amee benn effet bu ñuy def ci roxu nit ñi. boo jàkkaarloog ñoom rek da nga am looy ressentir ci seen rox.
li ngay ressentir ci seen rox loolu day mel ne dafa entrer en communion ak sa rox yow mi jàkkaarloog ñoom. mooy nit ñoo xam ni boo leen di xool même bu dee ci télévision la bu dee ci image yu photo la da ngay mel ni da ngay yëg ni moment bi nga leen di xoole sa rox dafa am loo xam ni jël na ko di ko jox roxam, wala roxam moom am na benn mbir moo xam ni mi ngi attirer sa rox te yow sax doo xam lu tax. ñooñu mooy ñi yàlla dénk almartabatul fardiya. benn xàmme la buñ leen di xàmme ci côté shahada. waaye xàmme biñ leen ci xàmme it mooy dañuy nekk nit ñoo xam ni dañuy am objectif. yàlla daf leen di binde ñu xam ni fenn mooy seen domaine bi leen ñor domaine boobu rek ngay dégg ñu cay dox. waaye la ca yéeme mooy même ku domaine boobu ñorul woon da ngay yëg ni boo leen gisee di nga leen sopp ba mel ni ñoom domaine bi ñuy woote ñor na la te fekk na mën na am sax ñoru la woon. moo tax ñu ni nitu àdduna dana leen sopp, ku am diine dana leen sopp, ku amul diine dana leen sopp. loolu li koy def nag mooy almartabatul fardiya ci nit. te fekk na ñoom xëccuñu kenn ci seen bopp, waaye teewul nit ñi seen bopp ñooy xëccu jëm ci ñoom. loolu melokaan la ci shahada ci ñi yàlla dénk almartabatul fardiya. waaye beneen bi it mooy ni ñu leen di xàmmee ci shahada mooy dañuy nekk nit ñoo xam ni mënoo leen natt ci benn image. tey mën nañu génn nga gis leen nu mel ni dañu xees pecc, suba ñu génn nga gis ñu mel ni dañu nekk nit ku ñuul, tey ñu génn mel ni dañu tuuti ci jëmm, suba ñu génn mel ni seen jëmm dafa gën a yokk. martaba bi la yàlla di communiquer ak seen jëmmi shahada mooy indi changement boobu ci ñoom. mooy nit ñoo xam ni kenn mënu leen natt ci benn image. tey ñu génn mel ni le lendemain rek ñu génn melaat neneen te diggante bi changement xëju fa. waaye seen martaba boobu nuy tuddee al martabatul fardiya bañ leen sedd ci xayb mooy changer seeni image di changer seeni melokaan. moo tax ñoom amuñu benn kanam rek, waaye amuñu benn physique rek, waaye amuñu benn xaal rek. lu ci nekk rek martaba bi def ci réagir. waaye ñu xàmmee itam ci shahada ñi yàlla di dénk al martabatul fardiya ci tariqa Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif, ñu gis ni yàlla daf leen di jox xam-xam bu ñu limité wul, xam-xam bu amul limite. xam-xamu xayb ak xam-xamu shahada nag waaye du am limite. amul benn waliyu bu yàlla di ràng martabatul fardiya ba noppi ñu ni da nga am limite ci xam-xam. amul. ci xam-xamu shahada liñ ci xam du jeex, parce que bu ñu duggee ci domaine temporel nga defe ni moom rek la ñu xam, bu ñu duggee ci domaine mystique nga defe ni moom rek la ñu xam, bu ñu duggee ci domaine spirituel nga defe ni moom rek la ñu xam. mooy wali yi nga xam ni seen xam-xam du am limite. martaba bi moo tax muy al martabatul fardiya. waaye bokk na aussi ci liñ leen di xàmmee mooy ñi dëkk ak ñoom ñooy gën a yéemu ci ñoom. xam nga lii imaamul Busayri daan wax, ñu laaj ka ndax ñi jege yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nañu ko. mu ni dafa mel na nga laaj ndax ni jege jant bi ñi ngi koy gis bu baax. mu ni parce que jant bi moment boo demee ba yëg ni jege nga ko ci la sa vision di gën a ful ndax rayon yi. mu ni kon ñi jege yonent bi it noonu la ñu mel par rapport ak lumière am. waaye waliyu bi yàlla dénk almartabatul fardiya da ngay gis ni ñi ko gën a jege ñooy gën a yéemu ci moom, parce que bés bu xëyee dafay bees ci ñoom. mën nga ànd ak moom léegi ngeen dem ci benn place mu mel ni du kii nga àndaloon léegi. mën nga yendoog moom tey suba nga xëy gis ko mu mel ni du démb kii nga yendooloon. mooy ñoom yàlla day beesal seen image bés bu nekk, yàlla day beesal seen physique bés bu nekk, ba bés boo leen di gën a gis rek bés boobu nga leen di gën a sopp, ndax day mel na tey nga leen di soog a gis. martaba boobu wali yi ko yàlla def ci moom bët du leen miin mukk, parce que bés bu xëy rek dañuy bees. organisation yooyu yëpp am nag li koy delloo si ci wali bi ko yàlla def ci moom, la koy dundal ci moom mooy lumière a bare ci moom. parce que bu ñu xoolee almartabatul fardiya
bi yàlla di bind wëli yi ñuy défilé yàlla di bind ruuxu xutbu yi ñuy défilé pourtant li wëli yi ak ruuxu xutbu yi di bare yépp mais ki mu njëkk feeñ ci moom al martabatul fardiya mooy Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani te boobu Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif jox nañu ko xatmiya jox nañu ko katmiya mbooloom luy xutbaani yi jox nañ ko waaye bi ñu ko joxee yooyu cacheté ko ba pare dañu dem génneel ko al martabatul fardiya jox ko moom mooy nitu yàlla bu njëkk téye martaba boobu ñi ko am ñëpp ginnaawam lañ ko am ñi am martaba boobu yëpp di al martabatul fardiya ci ginnaaw Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif lañu ko am mais Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani mooy jëmm ju ñu njëkk jox martaba boobu parce que martaba boobu la ca yéeme woon mooy fi ñu ko dencoon ci xayb dañu ko protéger mooy seul martaba ci xayb boo xam ni suñu la koy jox du jaar ci malaayika kenn du ko teg ci loxo malaaka muy nekk intermédiaire di ko indi ci ruuxu wali yàlla bi martaba boobu di al martabatul fardiya mooy seul martaba boo xam ni bu ñu la koy jox yonent bi moo koy yëkkati ci loxom yu tedd ya la koy defee ci sa ruux looloo taxoon nag yonent bi mësu ko yëkkati lu dul bi Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif demee ba ñu war ko def ci moom ci la yonent bi yëkkati al martabatul fardiya def ko ci ruuxu Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif waaye gis nga li yéeme mooy bis bi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yëkkatee ci ndigalu yàlla def ko ci ruuxu Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif mais bis boobu la yonent bi gëjati yëkkati martaba boobu di al martabatul fardiya Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif ci lumière am moo puisé waat martaba boobu di al martabatul fardiya xoolaat ñenn ñu ngi koy def ci ñoom ci axtaab yi mais Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani moo puisé martaba boobu xoolaat ñenn ñoo xam ni dina ko def ci ñoom ci axtaab yi mais yonent bi ci benn rox la ko mës a def muy bu Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani ñeneen ñi mu nekkat ci ñoom Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani moo ko yëkkati defaat ko ci ñoom ci loxoom yu tedd yi parce que du am intermédiaire amul ci benn loxo malaayika bu ñu koy teg wala beneen wali yàlla bu ñuy woo bu koy jël di ko def ci keneen duñ ko wutal intermédiaire yonent bee ko yëkkati def ko ci ruuxu Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani ñi ko amaat Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani moo yëkkati martaba boobu def ko ci seen ruux parce que jotewul dara ak statut nit ki yàlla mën na may nit ki lu nekk te ci mayam yooyu yëpp al martabatul fardiya du ci bokk waaye yàlla mën na mayit nit ci xutbaani yu lu ne te ci mayam yooyu yëpp al martabatul fardiya du ci bokk mais bokk na ca ku koy yàlla def ci yow rek balaa mu ko ciy def fekk na nga àgg ci garaadu xutbaani yu waaye mën nga am xutbaani yu nag te al martabatul fardiya du nekk ci yow kon kooku dañuy yëg ni domaine u borom bi subhaanahu wa taala la waaye dañuy yëg ni borom bi it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ko jagleel waaye dañuy yëg ni yonent bi it Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif la ko jagleel waaye dañuy yëg ni Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani nag mooy xoolaat di sélectionné ku ko neex ci axtaab yi rek mu def ko ci yow ku ko neex ci ñuy dund ci yenn xutbaan yi mu def ko ci yow mais nag defagu ko ci ñu bare su boobaa kon nga yëg ni tarixa Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani boo duggee ci biir am na ay réalité cachée yoo xam ni yii ci ay martaba lay dellu yii ci ay wilaaya lay dellu yii ci ay grade la ci ay maqaama xutbaani yu lay dellu mais benn bu ca nekk war nañ ko mën a décrypter ba nit ki dëgg-dëgg xam martaba yooyu ak station yooyu ak xaqiqa yooyu lan la réellement dëgg-dëgg kon loolu moo taxoon rek ñu ñëwoon tey di indi leeral boobu ci al martabatul fardiya ci biir tariqa Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif te di wax rek la ca gën a neex mooy martaba boobu ñi ko yàlla di ràng ci barke Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif réew mu ñu juddoo wala réew mu ñu yaroo wala réew mu ñu dëgg seen tànk barke bi réew moomu am sax réew ma duñ ko mën a natt ndax ni martaba ba rëy
martaba boobu wëli yàlla bi muy nekk ci moom du boppam lay jëriñ du njabootam rek lay jëriñ day jëriñ ba jëriñ suuf sa mu dëkk bu génnee àdduna suuf suñ ko denc day jëriñ suuf sos réew ma muy noyyee day jëriñ réew moomu te yàlla dogal na nun Sénégal am nañu ci tabarakallahu kon nag comme nun Sénégal am nañ ci kon am nañu sens bu rëy parce que martaba boobu waxuma sax kenn ku nekk di xeemeem waaye bu jëkk ba nitu yàlla yi réew mu ñu yëg ni am na ku fay dund te amee martaba boobu di al martabatul fardiya dana leen jaral bàyyi seen xëlwa ya bàyyi seen njaboot bàyyi lépp lu ñu am dem ci jëmm jooju ziyaare ka ndax yëg nañ ni joxanteeg moom loxo mu nangul la mooy sa texe àdduna ak sa texe àllaaxira te loolu yàlla barkeel na ko tabarakallahu ba Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani Chérif sedd ci suñu réew mii di Sénégal ci paar bu yaatu tabarakallah kon nag ñi ngi dellu di ziyaare mbokk yu tedd yëpp di dellu di ñaanal ñëpp ci barke yonent bi barke Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani yàlla na yàlla yàgg def na nu nekk taalibeem xàqan nuy dund ak moom dundu zahir ak dundu baatin di dund ak dundu abadan ba biir illiyin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu